ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum mbokk yi internet yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar j'espère que son bi leer na xam naa gëj nañu jokkoo ci ay live yu bari d'ailleurs démb bëggoon naa def benn live sax mais il s'est trouvé que dañ ma tegoon benn daan waa Facebook alors xam ngeen ni nous sommes dans une dictature mondiale malheureusement képp ku bokkul ak ñoom xalaat bokkoo ak ñoom gis-gis dañuy daal di lay taxer de dangereux pour la société man yaakaar naa ni may naa leen ñu ñëw Sénégal jéem ñoo jàngat wala ñu jàngat wala ñu laaj askanu Sénégal parce que est-ce que ñun dañoo dangereux déedéet nous ne sommes pas dangereux waaye ñoom ci seen agenda effectivement nous pouvons être dangereux parce que nax ak njublang yi nga xam ni dugal nañ ko ci yooyu dañ koy leeral alors malheureusement duñ la may foo ko waxee boo waxee ñun la léegi yow tu es dangereux pour la société et cetera donc dañ lay daal di bloqué 2020 bloqué nañ ma fi 3 mois finalement 2021 ñu sama compte mënatuma ci accéder dama créé waat beneen compte actuellement vraiment di gërëm bu baax nag mbokk yi parce que très souvent da ngay gis ni ñoo ngi lay proposer sax à ce que yenn information yi ma koy jox ñeneen ñoom ñu partagé ko peut-être ñoom aussi danañ nekk ci risque ñu bloqué leen aussi
waaye ci ngay gis rek ni nit ñi waxtu wu nekk ñoo ngi ànd ak ñun liggéey bi vraiment te ñoo ngi ci sensible te comprendre nañ enjeu yi aussi xam nañ ñi leen fi nekkal ak ñi nga xam ni dañ leen di nax seen bopp rek a tax ñuy wax wala seen bopp rek a tax ñuy jëf. alors ñoo ngi leen di ci gërëm di leen wax ni yëg nañ taxawaay yi gis nañ ko aussi vraiment am nañ ci mbégte kontaan nañ ci. live bi nag dañ ko bëgg a jëmee comme ni ma ko bindee ci sama page Facebook ci ñetti tomb. ñoo ngi fay nuyoo ñi ñëpp nag ñoo ngi leen di ziar aussi vraiment live bi dañ ko indi ci ñetti tomb. benn bi mooy en fait il y a des jeunes de Kër Massar yoo xam ne dañ leen convoqué démb lañ leen jox convocation jeudi brigade de gendarmerie bu Kër Massar pour woo leen suba samedi à 10h pour affaire les concernant en tout cas ñetti xale lañu. kenn ki El Hadj Malick Sy la tudd keneen ki Alioune Thiam keneen ki ñu bind Mbacke rek comme prénom Mbacke alors defuñu santam ñun nag bi ñu yëgee xibaar bi ni dañ leen convoqué gëstu nañ ba xam lan moo waral loolu ndax nag wax dëgg fi nga xam ni jàpp nañ ni mooy li jaadu mooy mbir mu mën a doon balees ci wax ñu gëstu ko ba xam lan la ak nu mu demee. alors ñoom wax nañ ñu ni foofu Kër Massar dafa am ay xale yoo xam ni dañ leen ciblé woon dañ leen doon bàyyi xel ndax dañuy dox ci affaire yooyu ñu soupçonné leen. alors nee na daaw wala boog une première fois defoon nañ fa benn sabar boo xam ni xale yi ñoo ko dem tas. alors nee na boobu dañ ko yëgee ñoo ko tas bi maanaam tasu fexe ba amul sax lañu waxtaan mooy dañu signalé mag ñi nekk foofu mag ñi signalé délégué de quartier bi saisir en fait kilifa autorité administrative yi donc le préfet daal di jël dogal daal di annuler autorisation bi peut-être xëy na boobu sous préfet fa nekk mais préfet rek lañ ma wax. alors bi loolu amee deuxième fois bi nag ñoom ñu doon def benn anniversaire bi nag ci kër jàmbur lañ ko doon defee mais kenn ci lobby yooyu xale yooyu di yëngu ci mbirum góor jigéen jigéenam maanaam rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen dafay liggéey ci kër googu donc moom mu woo leen fa pour ñu def anniversaire bi donc nee nañ fa lañ yendu ba ci guddi gi ñoom bi ñu ko yëgee ñoom ils se sont déplacés dem ci barab bi donc gis leen ak seeni mbir donc ci lañ fa dugg arrêté yëf yi daal di informer la gendarmerie ñëw déporté woo fa jël leen nee nañ fekk nañ ci ñoom nag ay affaires yu bëree bëri ay poudre fekk nañ ci ñoom bon vraiment ay yëf yu bëri ay préservatifs ak yeneen i affaires. alors gendarmerie jël leen cueillir leen ci guddi gi mais à 4h du matin ñu libéré leen man bi ñu ma waxee 4h du matin man leen ah bon pourquoi ñu leen di libéré 4h du matin wax ndax dañ leen a libéré comme ça 4h du matin wala dafa am ay pression yu am woon ci kaw gendarmerie bi ba ñu libéré leen qu'est-ce qui s'est passé xaw ma ko nag vraiment waaye ñoom daal nee nañ ma 4h du matin leen libéré alors le samedi bi maanaam ci guddi samedi bi daal jëm dimanche. alors le dimanche lundi mardi mercredi jeudi brigade de gendarmerie bu Kër Massar indil leen ay convocation muy ñetti nit ñi ma wax ni léegi nag leeraluñu tax ñu convoqué leen wax naa ko léegi pour affaire le concernant rek lañ ci bind. alors xamuñu ba xam wax yi ñu dégg violation de domicile xamuñu ba xam xamuñu ndax mbir mi moo tax ñu woo leen. waaye en tout cas ñun pour jël les devants ñoo ngi woo waa ànd sàmm jikko yi ñëpp ak association yi ko composé yëpp yi nekk ci département de Kër Massar le nouveau département yi nekk ci département de Pikine yi nekk ci département de Rufisque ak yi nekk ci département de Dakar ak sympathisant ànd sàmm jikko yi ak képp koo xam ni bañ nga ngóor jigéen ci réew mi
ñoo ngi lay ñaan suba ñu daje à 10h brigade de Kër Massar parce que xale yi su fekkente ni ñoom dañuy bañ ngóor jigéen ci réew mi alors ñu ni leen léegi dañ leen di xoqtal wala dañ leen di convoquer ci convocation yi ni ñu koy formuler rek da ngay gis ne sax nit bu tiitee sax mën na ko ragal suñu loi nangam mën nga ànd ak avocat dangam bon c'est vrai que ni loolu pour respecter yoon la mel ni nit ki dañu war a ñëw ñu lu sérieux la loo xam ne dañ ko war a arrêter bon vraiment damay wax ni askanu Sénégal ci boppam ñoo bëggul ngóor jigéen askanu Sénégal c'est-à-dire muy jullit bi muy ki dul jullit ñoo bëggul ngóor jigéen li nit ñi war a xam nag mooy lii benn yoon a ngi nii bu ñu war a ubbi boo xam ni ci la ñuy jaaree noppiloo nit ñi bañ ngóor jigéen ba noppi jaay leen doole xale yi nekk Kër Massar nañu xam ni yéen convoqué wuñ leen nañu xam ni xale yi nekk Kër Massar nañu xam ni mbooleem xalif généraux yi Sénégal yépp lañ convoqué convocation bi parce que ñoom ñoo njëkk a bañ lu bon ñoom ñoo njëkk a bañ ak ngóor jigéen ci réew mi nañ xam ni amiru association islamique ci Sénégal yépp lañu convoqué suba nañu xam ni aussi mbooleem imam yi sëriñ daara yi ñi engagé wu ci ànd sàmm jikko yi man mii di wax ak mbooleem kuy bañ ngóor jigéen ci réew mi suba convocation bi dafa mel ni yaa ko moom parce que ñu doon bañ ngóor jigéen ñoom lañ convoqué fi mu nekk nii suba à la brigade de Kër Massar et puis pourquoi convoqué leen le samedi war leen convoqué ñëw nii pour bàyyi leen fa léegi nii il faut lundi rek parce que tey gars yi liggéey ñu le procureur liggéey ñu pour lan da ngeen xam ni ça va pas passer et ça ne passera pas xale yi nekk Kër Massar maanaam man seen xel mën na dal c'est-à-dire cette affaire là danañ xam ni affaire la boo xam ne si askanu Sénégal yëpp dana ko approprier donc mënul jàlle noonu donc li ma ci doon wax loolu rek la maanaam ñoo ngi ñaan daal képp koo xam ni mën nga ko képp koo xam ni gëm nga yàlla gëm bis penc ba gëm ni yàlla moo bañ lu bon moo wax ñu bañ lu bon gëm ni lu góor jigéen lu bon la ci am société ci am réew képp koo xam ni gëm nga loolu ñoo ngi lay ñaan suba nga ñu daje brigade Kër Massar de gendarmerie Kër Massar parce que bu ñu seetaanee lii xale yi ñu jaay leen doole dama ni fii la yëfi di jaare keneen ku fi waxati aussi danañ la jaay doole jooju noonu danañ xam nag ni le droit loi bi féetekuwul kaw askan wi kuy tëgg moo koy defar kon loi boobu bu mu fi mën a doon ci réew mi day dëppoo askan wi li ñu bëgg ak seen mbatit ak seen démb ak seeni ngëm-ngëm waaye du mën a doon mukk loo xam ni dañ koy jël di ko xoqatale askan wi ndax bëgguñu ko ñu bëgg leen cee jaay doole loolu ça ne passera pas te ça ne passera jamais aussi kon autorités yi nga xam ne ñoo jël responsabilité aussi convoqué xale yi bu fekkente ni affaire ngóor jigéen yi ñu doon bañ moo tax ñu convoqué leen nañ xam ne ñoom ils sont convoqués tous les khalifes généraux nañ xam ne convocation boobu te khalifes généraux yëpp danañ ko dégg dina leen leer aussi nañ xam ne ñoom ñëpp la ñu convoqué nañ xam ni convoqué nañu khalifes généraux yi nañ xam ni convoqué nañu amir association islamique yi nañ xam ni convoqué nañ imam yi nañu xam ni convoqué nañ l'ensemble du peuple sénégalais parce que xale yooyu di bañ lu bon ak ngóor jigéen ci Kër Massar dama ne loolu askanu Sénégal yëpp ñoo ko bañ amul gisaguma en tout cas benn sénégalais boo xam ne si wane nga ci officiellement affiché wu nii bëgg nga kon nag loolu yaakaar naa ni leer na kon encore une fois dernier appel bi ma ci defaat mooy ku ko man suba ku dégg sama kàddu ñoo ngi lay ñaan à 10h ñu taje brigade de gendarmerie bu Kër Massar incha allahu rabbi ba xam ñoom lan moo tax ñu woo leen wala boog ba xam dañ leen bëgg a xootal wala boog ñun ñëpp mën nañu jël ñu yóbbu ñu ci kaso yi incha allahu rabbi deuxième affaire bi ci des mooy tey jii à 10h à midi 26 minutes imam Omar Diène daf ma woo mi secrétaire général bu association des imams pour wax ma mbirum masjid Ibrahim bi nga xam ni mi ngi ci rue Reims angle Gueule Diop te ñu tëj ko bu yàgg suma jumu depuis le 18 juin 2018 donc 18 juin 2018 2019 2020 2021 ça fait 3 ans et quelques mois parce que juin la woon ñun ci weesu nañ juillet donc 3 ans 1 mois et quelques jours yoo xam ni tëj nañ ko xëy na nag booba jiitu na Covid bi man xaw ma lan moo tax ñu tëj mosquée bi loolu tamit du objet wu ñun suñu intervention
alors mu xamal ma ni ma am na mbir mu doy waar boo xam ni moo fa am ndax ci ginnaaw dafa am ay lobby yoo xam ni dañ ko woowoon di ko wax ni ko vraiment ñoom dañu bëgg a rénover mosquée bi, dañ ko bëgg a defaraat. alors il s'est trouvé que ay góor jigéen lañ ginnaaw bi tamit am na ñeneen ñu bëggoon a jaaraat feneen tamit, bien vrai que am na ay nit ñu sell ñu baax ñoo xam ne ñoom bëgg nañ ko defar te moom imam mu xamal ma ni ñoom amuñu problème boobu, mais malheureusement ñoom ñoo ngi insister. Pourquoi ñu bëgg a insister aussi ci mosquée boobu véritablement man loolu lu doy waar la. Pourquoi ils veulent coûte que coûte aussi intervenir ci mosquée boobu. Mais beneen élément bi ci des mooy nee na tey dafa am benn jigéen boo xam ni wax na ma turam, expliqué na ma ko wax donc mais yeggaguñ ci may wax kan la. jigéen bi dafa ñëw ni tey dafa koy defar si waat. À ce qu'il paraît aussi mooy ñoom jot nañ ci caabi mosquée bi. Alors man je me suis posé la question, mosquée boo xam ni autorité administrative yi ñoo ko tëj, ma yaakaar ni foofu peut-être sous-préfet wala préfet, peut-être sous-préfet moo koy tëj. Alors ñoom nan lañ def ba mën a jot ci caabi yi? loolu man lu ma lënt la. nan lañ def ba jot ci caabi yi? ñoom ñooy ñan ñoo man loolu am doole joo xam ni mën nañu dem jot ci caabi yi, wala boog dañuy noo xam ni si xëy na mbir la moo xam ni leneen moo tax ñu jot ci caabi yi, ndax dafa nekkoon ci yoon, ndax bon véritablement man yooyu xaw ma ci dara, xaw ma nu mu demee, ndax tey sax laay soog a xam ni mosquée boobu mi ngi ci dañ ko tëj. alors mais quand même nuñ def ba jot ci caabi yi loolu war na mat a leeral. su fekkente ni xëy na lobby góor jigéen yi la ñoom ñoo activé wu ba jot ci caabi yi, à quelle fin? c'est-à-dire ñoom lan mooy seen jubluwaay bu fekkee loolu lañ bëgg, lan mooy seen jubluwaay defar ko à quelle fin? léegi nag ci biir wax ji surtout li tax sax ma ci addu mooy dañ ci tuddaale sëñ Muntaxa, te yaakaar naa yéen ñi déglu tey ji information bi yëpp, imam Omar Diène bi muy wax olof bi xëy na déggu moomu tudd ci sëñ Muntaxa, mais bi muy wax français bi dégg tudd na sëñ Muntaxa. alors loolu nag muy lu mat a leeral, ndax man bi ma ko waxee automatiquement rek wax ni xale bu jigéen ku jigéen ki nee na sëñ Muntaxa moo ko ci jox ndigal, nee naa ko loolu doxinu sëñ Muntaxa, loolu du doxinu sëñ Muntaxa, te surtout loolu tax sax ma dugal point boobu ci live bi pour leeral ko. sëñ Muntaxa loolu du doxinam, puisque mbir mi jóg na nit ñi duñu xam affaire bu toll nii mosquée bu nu tëj ñu ci tudd ay lobby góor jigéen ba noppi tudd ci sëñ Muntaxa. en fait loolu man mënuma ci rester indifférent, il faudrait que ma wax ci, d'autant plus que dama ci xam lu bare bare. bon sëñ Muntaxa loolu du doxalinam. sëñ Muntaxa yor na ñu muy am na ñu muy liggéeyandool ñoo xam ni ci ronam lañ nekk, ci kilifteefam la ñuy liggéey. suy liggéey lu jëm ci wàllu social am na ñoo xam ne ñoo koy dox. su yëkkati kàddoom am na ñoo xam ne si ñoom ñoo sëñ Cheikh Bass Abdou Khadre moo yor kàddoom. suy liggéey lu ci wàllu xam-xam sëñ Ahmadou Badawi ak waa Rawdu Rayaahin ñooñu la koy liggéeyloo. suy def lu yeneen mbir yi ci des muy ñi ko wër bari nañu, loolu mënuma ko lim fii, am na ñu mu koy def la. suy liggéey lu ci alxuraan, xam ngeen ni bërki démb dong sëñ Mamoor bu sëñ Fallu yàlla na borom bi dolli ko njëggal ak yërmande, moom la tegoon ci loolu, te fi mu ne wut nañ ko wuutu. ñu ngi koy ñaanal borom bi woyofal yan boobu. kon sëñ bi dafa organisé wu. sëñ bi bu jógoon kon di dox lu jëm ci tabax jàkka wala rénover jàkka, sëñ Muntaxa am na ñu koy doxal loolu, ñoo xam ne ñoom ñoo koy dox te fan war a jaar xam nañ fa. d'autant plus que ci région du Cap-Vert la loolu nekk, région de Dakar bii mu nekk, mais sëriñ bi am na ku ko fi nekkal muy El Hadji Mbacké Faye. kon su fekkonte ni dañuy defar jàkka ci loolu, kon El Hadji Mbacké Faye danañ ko gis mu dox ca wax ca génn ca loola. caabi yooyu duñ ko indee noonu rek ñu ñëw ni dañ koy def, sëñ bee ci joxee ndigal, te gisuñu fa ñi nga xam ne ñoo fi nekkal sëriñ bi fii ak njabootam ji fi nekk yëpp. donc dana am ñoo xam ne si danañ ko yëg, danañ ko wax, danañ ci dox. alors loolu ma leeral ko ni ko, waaye danaa jokkoo léegi ak njabootu sëriñ bi pour leerlu loolu nu mu demee, waaye dàmbale moom loolu xam naa ni noonu la demee.
bi ma jokkoo ak ñoom yi tamit kazalika la même chose. très souvent nag am na loo xam ni mën nay am na loo xam ni mën nay am dana am nit ñoo xam ni mën nañoo ñëw daal ni ah sëñ bi ñun dey maa ngi dëkk ca Ngumba Ngeewul léegi am na fa jàkka joo xam ni dafa am ñu ko tàmbali woon waaye léegi daal waxtaan nañ ba juboo léegi ñun dañ koo bëggoon a yeggale sëñ bi daf koy rafetlu danaan la waaw góor yàlla na ngeen ci am ndam ni leen lool de man la waroon jàkka juñ fiy tabax rek jàpp naa ni maa ko war a tabax juñ fiy def jàpp naa ni maa ko war a def donc loolu pas-pasam la te it lu rafet loolu rek la ci mën a teg waaye am ma jëm mi nag am initiative ni day defar jàkka wala day tabax jàkka loolu am na ci ay yoon yu mu koy jaarale yoo xam ne yoon yooyu rek ci la mën a jaar du jaar feneen donc loolu noonu lay doxale donc vraiment loolu bëggoon naa mu leer ñu xam ni loolu moom ku ci tudd sëñ Muntaxa it dangaa bëgg a weeru waaye sëñ Muntaxa doonu ci dara tey doonu ci dara ëllëg loolu moom mooy véritablement li nga xam ni moom moo am alors pourquoi ñu bëgg ko ci tudd nag vraiment man boobaak léegi maa ngi ciy réfléchir pourquoi ñu bëgg ko tudd ci mbir mu salté nii jàkka joo xam ne déjà ñàkkul ni xëy na am na contentieux ba ni dañ ko tëj wala boog am na jafe-jafe bu mu am ba tax ñu tëj ko jafe-jafe bi mën na doon sax ci tabax yaag xëy na nu état vétusté bu comment dirais-je bu tabax bi xëy na sax loolu mën na nekk wala mën na am yeneen lay waaye lu ala kulli xaal lu ñu tëj plus de 3 ans ñu ni am na ay góor jigéen yu ko bëgg a yeesal ñëw à la charge à plusieurs reprises ba tey ji ñu ñëw bëgg ci tudd sëñ Muntaxa véritablement yaakaar naa ni mérité woon na ma éclairer ko xëy na nag dana jël benn tournure boo xam ni kilifa yi ci war a wax ñoom danañ ci wax ndax ñi am kaddu ci yoon wi man awma ci kaddu waaye lii dafay loo xam ne jaar na ci man ma jokkoo ci rek moo taxoon ma bëggoon ko préciser leeral ko puisque ay communication am na ci aussi yuñ ci def ma gis ko ci réseaux sociaux yi il fallait ma leeral xam ni sëñ Muntaxa moom doonu ci dara vraiment du kuy doxe noonu ñaaral bi itam am na service yoo xam ni boo ko doon def lu ci ñooñu lay jaare donc véritablement ñu def ko donc loolu rek laa bëggoon a leeral ci deuxième question boobu. alors troisième question bi nag mooy personnellement man li may bëgg a wax nii c'est la première fois nag may waxee sax lu xaw a mel nii ndax ñun bi ñuy sóobu ci liggéey bi xëy na bu ñu xamul risque yi ñuy courir yëpp it am na lu ñu ci xam ba tax na menacé nañ ñu wala am na ku ñu tëkku wala am na ku ñu wax nangam wala def nangam loolu du lu ñuy faral di partager ak nit ñi parce que loolu ñun dañ jàpp ni dañ ko war a garder ndax combat bi moo ko laaj véritablement lu baree bari jaar na fi kenn mësul dégg ma wax ci loolu lu baree bari jaar na ci am na ci loo xam ne sax man ak yéen xëy na dañ koy gisandoo dong waaye quasiment man du ma ci wax ndax jàpp naa ni du lu ma war a wax dama war a nekk ci li ma nekk rek te doyloo yàlla nag doyloo yàlla ndax ala kulli haal ce n'est pas ma personne qui est importante ndax Ababacar Mboup jëmm la joo xam ni boo delloo rek ni 1960 nekkul woon ci kaw suuf alors bu fi jógee ci 2020 bii wala 2021 lan lay wàññiwaat ci kaw suuf si dara nit ñu baax tàmbalee ci yonent yi alayhim salaam ñoo ngi woon ci kaw suuf si àdduna di dox bi ñu fi jógee àdduna dafay dox kon ce n'est pas ça le plus important encore une fois ba nga xam ni danaa teel a leeral ni du wut ci wàllu wala jaaxle taxul ma koy wax mais juste information la rawatina vraiment ay soppe ay nit ñu bari yëg mbir mi xamal ma ni ma nag lii lu ñu war a wax la ndax dafa am ñoo xam ne si yegg nañ ci yow foo xam ne yow rek moomatoo sa bopp dañoo am wàll ci yow kon war nañ ko yëg war nañ ko xam alors j'ai préféré kon wax ko ci live bi xëy na ñëpp yëgandoo ko dama constaté ni il y a à 2 reprises sama oto pneu yi damay daw ba ci yàgg mu tàmbali ma dégg bruit ma taxaw gis ni boulon yi dafa dévissé wu et c'est la 2e fois ma constaté ko benn bi ma jógee tabaski beneen bi ci des bërki dem bi may dem di seeti xalifa généraux yi ci yoonu Kaolack bi ma jógee Kaolack di dem Sokone ak di dellusiwaat bi may duggaat Kaolack ci laa koy sentir
gis ni oto bi pneu yi mi ngi dévissé ñaari pneu avant yi ak benn bu arrière. alors loolu nag je me suis dit que xëy na lu normal la, bokk na ci li ma war a séntu ak yeneen yu dul yooyu aussi, n'est-ce pas. waaye ñun combat bi ñu yëkkati ñi nu jàmmaar lool ñaar rek la, mooy ñi bëgg lu bon, bëgg ko globaliser, di gëmloo nit ñi ni am nañ doole, ñoom ñoo yor doole àdduna, ñoo yor koom-koom bi, ñoo yor et cetera. en tout cas lu mën a xew, ñan ñoo am intérêt ci def lu mel noonu, fekk oto jaamoor mu taxaw nga dévisser écrou yi, nga xam ni oto bi bu dawee à peu près pratiquement plus de 80-100 rek lu nekk mën na am, pneu yi mën na wekkeeku. su fekkee daw na plus de 160 nag moom wala 140, donc bul xam lu nekk mën naa juddoo ci loolu. te loolu su amee it amaana mën naa am nit ñi ca nekk xëy na blessure rek duñ ko wàññi, waaye leneen sax mën na ci am, mën nañ ca faatu. ñun nag ragaluñu dee, yàlla xam na ko, ragaluñu dee, ndax ñi ñu gënoon téeméeri junni yoon tey dañuy nettali ni seeni jaar-jaar nii la, waaye gisuñu leen, jóge nañ fi bu yàgg. yonent yi, awliyaaillaahi yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. te it xam na ni ala kulli haal, même su fekkente ni defuñu benn tentative ci suñu jëmm yi tamit, am na bis bu ñuy xaar boo xam ne ñun bis boobu duñ ko weesu. li kulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum laa yastaxiruna saatan wala yastaqdimun. loolu ñun xam nañ ko. te en réalité ñun lan la ñuy ragal ci dee, lan la ñuy ragal ci daje ak borom bi subhanahu wa taala, lan lañ ciy ragal. maanaam donte ñoo gën a jubati, donte jaamuñu yàlla, donte meluñu ñu war a mel, du lu ñuy ragal. ndax xam na ni ki nu bind te am yërmande ci ñun, am ñeewante ci ñun, inna allaha bi naasu la raufun rahimun. kooka ci boppam képp koo xam ni si yàkkamte ngaa dajeeg moom, moom it yàkkamte naa dajeeg yow ba teral la. man gis naa nit ñu bari ñoo xam ni giseeg président, par exemple Macky Sall, Macron wala président Biden, mais jaral leen effort bu ne, jaral leen ñu bind bataaxal bindaat ko, te kooku yàllaa ko jox nguur. kon kiy joxe nguur te moom ñu jógee ci moom war a dellu ci moom, mais lan la ñuy ragal ci dellu ci moom, lan la ñuy ragal dellu ci moom. alors ba tax na ñi koy def, ma wax leen ni jërul ngeen di sonn ci loolu. ñun xam na ni duñu wees suñu bis, waaye mënu leen a fexe it ba ñu dee ci bis bu dul suñu bis. loolu moom mënu leen ci dara, tuuti ngeen ci, te c'est le cadet de nos soucis, yàlla xam na ko. beneen bi des nag mooy état moo am responsabilité protéger ses citoyens. état moo am responsabilité protéger ses citoyens. bu fekkee ñoom laaluñu ci yëf yi sax doonuñu ci dara, ñoom ñoo am responsabilité protéger seeni citoyens. demee nag lu mën a xew aussi nañu xam ni man li ma jàpp te jàpp ko mooy état bu Sénégal laa njëkk a indexé ak les lobbies góor jigéen et franc-maçon du Sénégal et du monde ci mbir moom. kon nag wax naa ko léegi, ñun bi ñuy sóobu ci xeex bi xam nañ ni lu nekk mën nañu ci fekk, te dawuñu ci dara aussi, dawuñu ci dara ci xeex bi biñ ciy sóobu. lu ñu ci mën a fekkit bëgg nañu, bu fekkente ni bëgg yàlla mooy mën a tax lu ñu ci mën a dal rek bëgg nañu. bëgg yàlla jaral nañu ko, bëgg lu baax tamit jaral nañu ko, bëgg suñu réew jaral nañ ko, waaye bëgg sénégalais yi aussi jaral nañu ko. te lu lépp dafa dellu ci bëgg yàlla gërëm, ndax lu ci nekk yàlla ki ko dogal. ñii nekk ci Sénégal yàlla leen sos, moo leen di wërsëgal, moo leen di rey, moo leen di dekkal, comme ni ma koy defee man mi. waaye tamit moo amal suuf seeg asamaan seeg ci diggante bi. kon loola lépp dafay dellu ci bëgg yàlla. alors kon loolu lañ bëggoon a wax ni, bu fekkee dafa am ñu koy deflu, buñ ci sonn. man mënuñoo anticiper sama dee, te sama dee jotul. te gëm naa itam ni ala kulli xaal danaa dee. te mu doon tey jii may wax nii live bi may def bañ a yegg, ak mu doon suba, ak mu doon fii ak 50 ans laa bokk yemale. c'est-à-dire man amul lu muy changer ci man. lii kenn ku baax doon wax rek, yàlla xam na ko.
fàttaliku moo fu may ñaane gudd fan. ndax nit ñi li ñuy yaakaar ni gudd fan mooy dund at yu bari déedéet loolu gudd bakkan la bokkut ak gudd fan. yoon ci Yàlla Isa alayhi salaam dundul sax 40 ans te pourtant kenn gënu koo gudd fan ba tey jii nit ñaa ngi koy bëgg, nit ñaa ngi koy gëm, nit ñaa ngi koy xeeñtu mbooram. yoon ci Yàlla Isa alayhi salaam. Yaxya kazalika yoon ci Yàlla Yaxya ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. alors adduna bi ñun dëkkuñu fi, il faudrait que nit ñi xam lool. adduna bi ñun dëkkuñu fi, dañu fi jaar juste jaar bi nag ci loo xam ni dafa am quasiment ay inconnus yu bari. par exemple nit ki ñun adduna si ñu nekk dafa am fu mu tàmbalee, dafa am fu mu yem. moo tax Cheikh Abdoulaye waxoon ni loo gis mu am fu mu tàmbalee am fu mu yem gàtt na. kon jëmmi dunduk adduna sax lu gàtt la, ndax dafa am fu mu tàmbalee te bisa ngi ñëw adduna am fu mu yem. te adduna bii li muy gàtt gàtt doomu aadamaa ko gën a gàtt, ndax doomu aadama adduna tàmbalee lu yàgg dikkul nekku fi. te bi mu dikkee yi tamit doomu aadama jooju dafay jógewaat bàyyi adduna yi dem. ñun ñi kenn ku ci nekk dan naan la sa ñetti maam sa ñeenti maam amaana xamoo ko, waaye li la gëm ni am nga maam rek mooy xam amaana gis nga sa baay. boo gisul sa baay yëpp xam nga ni bu nga juddoo neen la sa baay moo la jur, moom baayam jur ko, moom baayam jur ko, moom it baayam jur ko noonu. te kooka gisoo ko xamoo ko, anamu mi ngi ci suuf, waaye da nga gëm ni amoon na. kon nag doomu aadama moo gën a gàtt àdduna, waaye doomu aadama li muy gàtt 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 ak maanaam man bi mu yoree moo gën a gàtt jëmm ji. ndax doomu aadama day juddu du man dara, yàgg fi lool du man dara, ñu koy tete muy raam di jéem a dox di daanu, jóg ba tàmbali ñu feral ko muy dem, ñu koy tete muy jàngi ñëw bay mënal boppam ba mu kàllaf 18 ans 20 ans jëm 22 ans. diggante boobu dañ ko doon mënal. à partir de 20 ans par exemple jëm ba 60 ans muy jëm di mënal boppam bay mënaale ñeneen sax. waaye su xisee ak si 60 ans nga gis ni quasiment da ngay gis ni léppam day tàmbali di wàññeeku, ab gisam di wàññeeku, kattan gam amoon di wàññeeku, cawarte gam amoon day wàññeeku, njaxlaf ga dafay wàññeeku, yooyu yëpp di wàññeeku 70 80 ans nga gis ko mu tàmbali ñu naan ko maam. dootul mën a bëñ yi rot, gis bi di naqari, dégg bi di naqari. kooku nga gis ni kon li ko yàlla joxoon man nga it mi ngi koy rocciwaat bu fi yàggee tële. kon diggante bi mu mënee à supposer par exemple 20 ans jëm 25 30 ans ba jëm ci 50 60 ans diggante boobu moo yor adduna moo yor àllaaxira. te diggante boobu aussi da ciy nelaw, da ciy feebar, da ciy tukki, da ciy tàyyeel, da ciy tooñ yàlla di delsi, da ciy tabja. te diggante boobu soo ci génnee yooyu yëpp waxtu yi ma wax yëpp da ngay gis ni ci desati bariwul. te loolu moo yor adduna moo yor àllaaxira, ndax wabtaqi fiimaa aataaka daaral aaxira wala tansa nasiibaka mina dunya. ñun du ñu yoo xam ne rek dañ naan ñu waajal leen ëllëg rek, déedéet. adduna ak àllaaxira yëpp ngay boole di ci yëngatu. xam ne lii ak jaamu yàlla gu rëy rëy la goo xam ne si yàlla rek moo ko jagoo moo ko moom. ndax moo tànn nit, néewul bukki yi wuutu leen ma ci kaw suuf, néewul gaynde yi ak li ñuy mën a fàdd lépp wuutu leen ma ci kaw suuf. jinne yi da ko rocc ci ñoom, jinne yi doonatuñu ñuy wuutu yàlla ci kaw suuf. du ngelaw li la ko deflu, du ndox mi la ko deflu, du sax malaaka yi la wax ni wuutu leen ma ci kaw suuf. kon nit la ko dénk. kon nit kooku effort yi muy def ci suuf si mu nekkee loolu dara gënu koo kawe ci ak jaamu yàlla ak ci bëgg yàlla ak ci nekk ci yoonu jub. kon loolu ñun lu ñu ci mën a fekk sant nañ ci yàlla, bëgg nañ ci. te loolu ñoo ngi ñaanit ñun ñëpp ngeen xam ko te seereel ñu ko. ñun bokkuñu ci ñuy ragal dee de déedéet. dund la kuli xaal dee ba nga dundee rek nga xam ni dee dana dégg. kañ lay ñëw nag loolu falaa budda dafay ñëw. yan loxo lay jaare yi tamit loola échappé na la, yàlla dogal na ko ba pare. te dogal yi mu dogal ci la bokk. yan condition lay doone yooyu tamit mënoo ci dara. kon ñun li ñuy ñaan yàlla rek mooy bu dogal bi di dikk yàlla ñu fekk ci ñu nekk ci lu yàlla bëgg
te gërëm ko te bëgg ab jaamam nekk ci waaye ñun ko xam-xam ni ragaluñu dee. alors saboté oto yónni ay nit wut yeneen jumtukaay lu ci nekk lañ ñemale ñun duñu bouger un iota ci fii ñu taxaw ci di bañ lu bon ak bañ li ñu war a bañ ci réew mi loolu nag moom ñoo ngi ci luñ ci mën a fekk yi tamit bëgg nañu kon loolu moo doon ñetti tomb yi nga xam ne moom lañ bëggoon a waxtaane xëy na information boo xam ne rek bala ma tëj ma jox leen ko mooy loi bi ndax ñu bari ñoo ngi ciy interpellé la proposition de loi pare nañ ci bind nañ ko ba pare. alors la proposition de loi bind nañ ko ba pare léegi nag li ci des mooy ñu waxtaane ko ndax la loi elle est faite pour tout le monde puisque c'est pour tout le monde nag mais tout le monde ñoo ci am seen gis-gis ak seen xalaat ndax ci Sénégalais yi lañ koy appliquer te loolu bokk na ci li ànd sàmm jikko yi aussi bëgg a wane pour ñu xam ni loi yi texte yi dañ ko war di pencoo waxtaane ko ak nit ñi ndax tey ku demoon tribunal léeg-léeg nga yóbbu fa benn am fa dossier boo xam ne boo ñëwee boo bëggee wax dañ naan la nul n'est censé ignorer la loi kon nit ki puisqu'il est supposé ne pas ignorer la loi te loi boobu moom biñ koy tëgg moo taxoon ñu tëggal ko biñ koy tëgg waroon na koo xam nos ki alors loolu moo waral bi ñu noppee ci proposition de loi bi bind nañ ko ba pare alors dem nañ seeti xalif généraux yi yépp jox leen la proposition de loi ndax ñun ñoom la ñuy liggéeyal askanu Sénégal la ñuy liggéeyal ëllëgu réew mi la ñuy liggéeyal suñu njabooti ëllëg la ñuy liggéeyal kon jox nañ leen ko ñoo ngi déglu ñoom avis biñ ci am bu fekkee am na lu ñu gis ni ñun dañ ko ci dugalul wala am na loo xam ni xalaat nañu dañ ko ci war a génne incha allahu rabbi yi tamit noonu lañ ko partagé ak amir association islamique yi noonu lañ ko partagé ak suñu partenaires yépp suñu noppee ñoom ci dajale seen xalaat yooyu ba pare danañ ko def nag ci pénc mi avant ñu ko yóbbu assemblée nationale xamal leen ni ñun ànd sàmm jikko yi ak suñu comité scientifique ak experts yi ñu àndaloon proposition de loi bii lañ tëgg bi ñu noppee waxtaan nañ ci ak suñu partenaires yépp ñi nga xam ni ñoo bokk ànd sàmm jikko yi ak ñun àndaloon ci la journée du 23 mai ak xalif généraux yi lii lañ ci mujj jàpp bu boobaa yéen tamit askan wi ngeen wax ñu seen xalaat incha allah avant assemblée nationale di reprendre su ko defee bu boobaa nag bu assemblée reprendre rek incha allah ñu déposer la proposition de loi loolu ñoo ngi ciy dalal seen xel xam ne it ñoo ngi ciy liggéey dafa fekk ni approche bi ànd sàmm jikko yi am rek mooy une approche participative la kenn ku ci nekk da nga ci am cër kenn ku ci nekk am nga ci wàll te sa cër ak sa wàll kenn du la ko xañ waaye nag mu am une démarche inclusive boo xam ni tamit mboole seen kuy sénégalais rek da nga am cër ci liggéey bi ku d'accord ak ñun ak ku d'accordul ak ñun nag ñëpp ci am cër ba tax na ku ci nekk sa cër dañ la koy jox da nga koy jël aussi donc loolu rek laa bëggoon vraiment ñu waxtaane waat ko di réitérer nag samay propos yi ma tàmbale woon mooy suba ñoo ngi ñaan képp koo xam ni man nga ko te gëm nga ni ngóor jigéen d'accord ci Sénégal te gëm nga ni lu bon la te gëm nga ni yàlla bañ na ko te gëm nga bis penc ba yi tamit ñoo ngi lay ñaan ñu daje à 10 heures précises à la gendarmerie de Kër Massar. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërë ngeen jëf.